Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay amati mbégte contentement saa su ne di jàkkaarloo ak yéen mbokku internet yi tey nag dañoo fas yéene waxtaan ak yéen ci émission bi nga xamante ne moom lañ duppee bâtir l'avenir sur ce nag dañoo ñëw seet ci benn entrepreneur bu mag fii ci diwaanu Tambacounda ñu gën koo xamee ci Seye Agrobusiness Seye maa ngi lay fay bu baax a baax di la. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ma bàyyi la nga présenté. waaw man maa ngi tudd Khalifa Ababacar Seye jiite kuréel bi nga xamante ne moom la ñuy wooyee Seye Agrobusiness nekk nag doomu Tamba juddoo fi yaroo fi dafay fi suñu njàng yëpp dafa génn aussi un peu dafa suñu formation daal di ñibbisiwaat créé li nga xamante ne nag moom mooy Seye Agrobusiness fii si Tambacounda. tey bu ñu déggee Seye Agrobusiness lan nga ñu mën a wax ci Seye Agrobusiness ak Seye Agrobusiness en tant que tel est-ce que mën nga ñu wax ci yan domaine de compétence la nekk naka la nekk di yëngu rawatina ci wàllum li nga xamante ne mooy entrepreneuriat. waaw Seye Agrobusiness nag dafa di kuréel boo xamante ne dañ ko sos ngir sukkali li nga xamante ne moom mooy mbay. waaye nag jëm si développement mu amee ñaari casquette benn casquette bi dafa jëm si wàllu entrepreneuriat si boppam beneen bi dafa jëm si wàllu social donc ñaar yooyu la ñuy def si wàllu social bi dafa orienté wu un peu vers les projets de développement ndax boo xoolee tey yàlla daf ñu dimbali gannaaw ba ñu commencé suñu activité si wàllu production agricole maanaam yor ay tool di si bay di si produire ay fruits ay légumes waaye tam aussi di def wàllu consultance donc si loolu lañ njëkk a commencé mujj gi nag ñu orienté wu un peu vers le développement socio-économique te mooy jàppale ndaw ñi jigéen ñi ak population bi de manière générale si li nga xamante ne moom mooy seen activité génératrice de revenus surtout si wàllu agriculture. donc tey loolu yàlla dimbali ci ba nga xamante ne ñu ngi siy signé ay convention ak ay projets yu bëri yoo xamante ne dañuy ñëw dénk suñu seen fonds pour ñu mën a jàppale femmes ak jeunes yi nga xamante ne ñu ngi yëngatu si wàllu agriculture de manière générale donc loolu mooy li nga xamante ne moom lañ nekk di def actuellement nii. d'accord wax nga yow seen domaine de compétence daanaka li ci ëpp mooy ci wàllum mbay mi tey en tout cas est-ce que mën nañ xam ñaata groupement de femmes wala de jeunes ngeen ci accompagner ak naka ngeen leen nekk di accompagner surtout en termes de logistique la wala xaalis la en tant que tel. waaw boo xoolee li ñu jot a accompagner si région de Tambacounda si mën naa ne juróomi at yi ñu génn bëri na trop parce que boo xoolee ñu ngi njëkk a démarrer ak projet bi nga xamante ne moom mooy projet avenir bi nga xamante ne MEDA moom moo ko jiite fii si Tambacounda ñun ñuy def mise en œuvre bi fii boobu rek si bénéficiaires yi nga xamante ne jot nañ leen enregistré déjà toll na si 4000 individus yoo xamante ne ñi ngi yëngatu si wàllu mbay si chaîne de valeur yi nga xamante ne moom mooy riziculture horticulture ak baobab donc ñooñu rek 4000 personnes jot nañ leen enregistré te mën naa ne ñu si gën a bëri si ñoom ku si nekk jot nga sa financement moo xam financement bi nag moo xam matériel yi ñu lay jox la parce que bu dee projet abi moom du la jox xaalis mais da ngay def sa expression de besoin soxla nga matériel wala soxla nga en tout cas ay jumtukaay yoo xam ne moom moo lay permettre sa liggéey mën a jëm kanam mu daal di lu koy jëndal jox la ko via un fournisseur. donc bu loolu weesoo aussi si wàllu tàggat yi maanaam si wàllu renforcement de capacité formation yi aussi def nañ ci lu bëri si ñoom noonu si 4000 individus 4000 bénéficiaires yooyu nga xamante moom laa jot a wax léegi mën naa ne côté boobu aussi 80% de ces 4000 personnes jot nañ participer à des formations yi nag si domaines yu bëri si wàllu agriculture technicité bi gestion financière waaye tamit transformation bi boobu aussi volet bu am solo la woon si nga li nga xamante ne moom mooy suñu activité parce que li ñu seetlu mooy parfois nit ñi dinañ produire am problème écoulement waaye li la si mën a génnee mooy nga def transformation bi donc si wàllu transformation aussi liggéey nañ si lu bëri groupement yu bëri fii si département Tamba formé nañ leen si wàllu transformation moo xam fruits et légumes céréales
waaye tamit aussi am na benn chaîne de valeur bu ñuy woowee chaîne de valeur buy maanaam fruit de baobab boobu tamit boo xoolee nit ñi bu ñu xasee ba utiliser poudre bi pare nañ si mais ñun dañoo dem ba doom bi sax xoox bi dañoo jël di leen former si di leen won naka lañ koy transformer naka lañ si defee ay cere tey ji xooxu buy bi dañ si defal cere dañ si defal caakiri dañ si defal voilà café ba si café sax dañ ko defal ak xooxu buy bi donc mu nekk diversification bu am solo bi nga xamante ne aussi jot nañ ko def fii si Tambacounda waaye nag aussi suñuy intervention aussi dañoo amoon beneen programme bu ñu signé woon ak waa coopération allemande muy la GIZ ñoom aussi fii si département Tamba accompagné nañ si 3 GIE yoo xamante ne benn bi mi Makacoulibantang benn bi mi ngi Tamba fii benn bi mi ngi Sinthiou Malem mu nekk ay GIE yoo xamante ne aussi dañ doon yëngu si wàllu maraîchage ñu ñëw defaral leen seen périmètre maraîcher ñenn ñi réhabilitation ñenn ñi dañ leen créer un périmètre n'est-ce pas de 2 hectares clôture mini forage système de pompage solaire donc ab lépp bépp jumtukaay boo xamante dañ koy soxla si tool yi ñëw defaral leen ko voilà donc bu loolu weesoo aussi am na benn groupement bu nekk Gouloumbou mooy les jeunes pêcheurs yoo xamante dañoo yëngatu si wàllu pisciculture ñoom aussi ñëw nañ jàppale leen bu baax a baax daal di gën a renouveler seeni infrastructure yi ñu fi am yi te amoon ay jafe-jafe parce que projet dafa taxawoon donc ba ñu ñëwee ñu ñoo ko relancer waat ba defaraat ko muy dox donc nii aussi ñi ngi ubbeeku vers le département de Bakel foofu aussi instant yi enregistré nañ fa ay groupement yu bëri yoo xamante ne am na ñu commencé accompagner si transformation bi am na ñoo xam ne ñi ngi leen commencé accompagner si maraîchage bi ak ñeneen ñoo xamante ne si wàllu ce qu'on appelle les banques céréalières là loolu aussi commencé lañ leen si accompagner projet boobu mi ngi en cours. ci loolu dafa am aspect bi ma intéressé damay gis ni yenn saay da ngeen di accompagner ay groupement mais dès l'instant que xëy na seen contrat jeex projet bi day taxaw est-ce que tey mën nañoo jàpp ni am na benn spécificité bu bees boo xamante ne tey groupement yi même bu fekkente ne yéen dem ngeen ba génnee ci seen loxo ñoom am nañ autonomie boo xam ne mën nañ demal seen bopp. waaw xam nga li nga wax noonu lu am solo la yaakaar naa bokk na si li nga xamante sax moom la ñuy moom la ñenn ñi di jamee si ñi nga xam ne dañoo nekk secteur du développement parce que boo seetloo projet yi ñu si gën a bëri dañu ñëw teg benn stratégie indi ay financement accompagner rek dem seen yoon mais li tax projet bi activité bi mën a pérenne mën a exister mën a dund même bu fa projet bi jógee loolu nag yéen a koy def loolu nag du lenn lu dul ay stratégie yi ngay teg ñëw wax ak groupement bi xamale ne lii yéen a ko moom dañ ko fay def pour ngeen mënti di si jëfandiku di si liggéey di si tedd ba keroog ba abadan donc loolu mooy stratégie bi te ñun bu ñu ñëwee dañu siy insister bu baax a baax communiquer ak ñoom teg ay stratégie yoo xamante ne dafa leen permettre même bu fa projet bi jógee donc dinañ mën a continuer te loolu aussi yaakaar naa am na ay zones yu bëri yoo xamante ne réussir nañ ko man moom instant bi gisaguma projet boo xamante ne financé nañ ko te jógee fa projet bi doxatul de 2021 à léegi lañ commencé liggéey avec ces partenaires là wax dëgg yàlla boobaak léegi gisaguñu projet boo xam ne financé nañ ko te projet bi jeex mu arrêté. mën nañu wax ni ci loolu en tout cas projet yi ñu ngi jur li nga xamante ne mooy wàllum xëy ndaw ñi wala jigéen ñi ci li nga xamante ne tey moom ngeen ci jublu. bien sûr boo xoolee objectif projet yu gën a bëri création d'emploi la utal ndaw ñi xëy à travers des activités génératrices de revenus utal jigéen ñi xëy à travers les activités génératrices de revenus parce que tey jii boo ñëwee si benn dëkk fekk fa par exemple nga dëkk am na 100 femmes nga boole dafa leen benn tool bu 2 hectares dafa leen lépp li si war ndox lépp mu am lépp jox leen ay semences former leen ñuy produire donc ñoom si loolu noonu si la ñuy mën a bay di si récolter di jaay si la ñuy dindi di yóbbu kër yi di togg donc loolu ñuy jaay si la ñuy yore aussi seen kër yi parce que léegi xam nañ ne jigéen ñi ñoo yor kër yi léegi ça il faut le dire moo tax projet yu bëri sax boo xoolee góor yi jigéen ñi lañ ëpp lu ñuy accompagner donc loolu aussi mu doon lu am solo loo xamante ne dañ koy dëggal carrément ne que projet yi tey jii dañuy yëngatu bu baax a baax si li nga xamante ne dafay tax ndaw yi am liggéey ak jigéen ñi. loolu moo ñu gënoon a intéressé ci émission bi naka la projet yi di accompagner li nga xamante ne mooy xëyu ndaw ñi en terme d'emploi tey est-ce que mun nga ñu wax estimation ñaata jeune wala ñaata femme ngeen jëlee ci chômage de façon globale. waaw comme ni ma ko waxee léegi man mën naa ne ci suñu base de données rek buñ boolee projet yëpp yi ñu jot a accompagner ëpp na 8000 personnes te parmi ces 8000 personnes mën naa ne au moins 80% yëpp actuellement ñi ngi en activité
si li nga xamante jot nañ leen si financé donc ñi ngi siy liggéey ñi ngi siy gis seen bopp ñi ngi siy tedd donc tey am na yenn zone yoo xamante ne ñi ñu financé moo xam ay jeunes wala ay femmes xalaatu ñoo dem feneen si seen activité la ñu concentré wu ñi ngi siy gis seen bopp alhamdulilah bu ñu soxlaa xaalis dañ ko si am bu ñu soxlaa ay légumes ay fruits dinañ ko fa am donc xalaatu du ñu dem fenn ñi ngi seen biir kër yi toog seen foyer seen biir dëkk aussi di fa liggéey. est-ce que am nga envisagé ngeen gën a yaatal loolu noonu pour gën ci mën a enrôler nombre bu gën a bëri. bien sûr xam nga Tambacounda dafa nekk aussi zone bu yaatu te si région bi yëpp fu mu nekk nii mën naa ne département région commune Tamba lañ ëppoon di non astafurlah département Tamba lañ ëppoon di intervenir léegi yàlla dogal na avec la coopération allemande dugg nañu département Bakel léegi xëy na côté Koupentoum moom moo ñu laissé un peu te loolu aussi ñi ngi séntu ay partenaires yoo xamante incha allah bu ñu ñëwee danañ yegg côté Koupentoum aussi gën fa enrôler mais aussi pourquoi pas aussi gën dem si yeneen régions yi avec la coopération allemande aussi ñi ngi au niveau de Vélingara dans la région de Kolda donc du ñàkk aussi dans le futur ñu gën a mën dem dugg ba commune Kolda et tout ça du gën a mën a laal communes yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a vraiment soxla affaire yi. tey ban message ngay lancé par rapport ak ndaw ñi pour ñu des fii liggéey ci tool yi en tout cas wóolu suuf si ba mën a tax tey ñu liggéey fi tedd fi ak jigéen yi. waaw yaakaar naa nag sa question bi moom bokk na si question yi nga xamante ne moom moo ma gën a neex si émission bi suuf du fen te man mii di wax ak yow ba ma paree sama formation ak léegi mosuma liggéey leneen lu dul si suuf jéemu maa sax xooli leneen te nag alhamdulilah maa ngi sant yàlla parce que aussi tey lu mu dee gis ngeen locaux yi ñu nekk tey fii lañ nekk suñu activité moom mooy tax ñu koy fay ñu recruter ay jeunes ay femmes personnel bu am solo lañ am yoo xamante ne ñi ngi liggéeyal li nga xamante ne mooy say agro business te dara may ñu ko li nga xam loolu li nga xam moom mooy suuf si donc tey jeunes yi il faut ñu comprendre ne suuf si mën na la may lu nekk mbay mën na la may lu nekk xanaa kay dafa fekk parfois nag jeunes yi ñoom ñooy xaw a yàkkamti wala boog jeunes yi ñoom ñooy xaw a ragal lu metti parce que il faut di liggéey bu metti la te aussi dafa laaj patience du question da ngay ñëw léegi rek voilà déjà ñëpp xam nañ ne tey garab bi nga xamante ne moom moo gën a gaaw muy papaaya par exemple boo ko jiwee lu mu dee ne defal 6 mois wala 8 mois pour nga mën ko récolter donc il faut que aussi ñi am patience su ñëw dugg si mbay mi formé aussi waaye nag fas yéene see liggéey toog xaar ba yàlla fekk si leen si te lu mën a am la tey boo demee dans les pays européens les plus grands richards c'est des agriculteurs mais pourquoi pas au Sénégal tey au contraire sax boo nee da ngay dem bay ñu lay xoolee ku pauvre wala boog ñu lay xoolee ne kii dafa sonn wala dafa tusxare alors que c'est tout à fait le contraire. tey aussi à part ñooñu tey ban message aussi ngay lancé gouvernement bi pour ñu jàppale leen yéen ñi nga xamante ne yéen entrepreneurs yi pour ngeen gën a mën a jàppale état bi aussi pour maanaam gën a mën a jox ndaw ñi xëy. waaw état bi moom yaakaar naa ne am na ay convention yoo xam ne jotoon nañ ko signé lu mel ni convention état employeur boobu aussi boo xoolee dañu doon jox ay jeunes diplômés ñu ñuy liggéeyal moo xam si tool yi wala quelque part ailleurs ñuy fay 50% état bi di fay 50% jàppale woon nañu sax mais nag bon convention yëpp léegi jeex na xëy na nag aussi lu ñuy demandé état bi aussi mooy ñoom aussi saa ñun bu ñu dooleelee rek ñun dinañ mën a recruter ay jeunes yu bëri. bu ñu joxee aussi ay projets yoo xamante ne ay projets bien structurés la financé daf ci les moyens dinañ si mën a dugal jeunes yu bëri ñu liggéey si mën si gis seen bopp duñ soxla génn réew bi duñ soxla dem fenn waaye nag instant bi nag ñu ngi espérer parce que aussi ñu bëri ñu ngi ñuy ñëw di seet si di ñu consulter ñun aussi lépp lu ñu def ñu ngi leen koy partager suñu activité et tout ça ñu ngi espérer ne dinañ ñëw ñu xool naka lañ en tout cas gën a waxtaan xool naka la ñu mënee jàppale jeunesse surtout nag jeunesse Tambacounda parce que aussi vraiment soxla nañ jàppale soxla nañ dimbal parce que Tambacounda amul yenn activités yi xale yi fi gis yëpp ñu jógee si école bi dem université ñëwaat wala ñu bàyyi nekkoon si métier yi ñu ngi si Jakarta bi rek moom moo fi nekk te aussi ñëpp xam nañu quoi comme aussi Jakarta du métier boo xamante ne aussi métier bu mën a law la bu mën a wëy la am na benn âge booy tool mënatoo nekk di dawal Jakarta donc il faut que aussi ñoom ñu teel leen récupérer les jeunes là encadrer leen former leen dugal leen si ay corps de métier yoo xamante dañ mën def seen activité comme il le faut donc loolu aussi c'est un appel qu'on lance à l'État pour mu jàpp si bu baax a baax. D'accord, l'émission tire à sa fin ñu bàyyi la nga joxe sa dernier cadre. waaw di la remercier bu baax a baax en tout cas di la sant di la gërëm bu baax a baax si opportunité bii nga ñu may ñu mën a aussi waxtaan ak seeni
téléspectateurs mais nag aussi di remercier bu baax a baax seen en tout cas njiit yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di wax ne rek Tambacounda moom vraiment région la boo xamante ne bëri nay potentialité trop donc il suffit juste ñu gëstu dem si rek nañ si gis njëriñ yu bëri incha allah. jërëjëf Sey Agrobusiness amoon mbégte contentement bu baax tey ñëw waxtaan si ak yow ci lu jëm wàllum maanaam agriculture puisque ci domaine boobu ngeen di yëngu en tout cas lépp lu ñu ñor comme ni ñu leen ko waxee mbokku internet yi émission bi lu ko tax a jóg mooy avenir u ndaw ñi ak jigéen ñi moo tax képp ki nga xamante ne mu ngi ciy yëngu dinañ dem gis ak moom waxtaan ak moom ngir gën a mun a lawal liggéeyam en tout cas pour gën a mun a tax tey ndaw ñi toog fii mën a liggéey fii tedd fii donc loolu moo leen intéressé moo waral émission bi di leen remercier bu baax ci ànd beeg kóolute bi di leen jox dig daje ba beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.